salaamaaleykum Sénégal chers amis internautes Étoile Info Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar comme ni ngeen ko xamee rek chaque semaine dañuy doxantu ndànk dem seeti suñu benn invité fas yéene wax ak moom tey nag ñu dalal koo xamante ne dafa marqué empreinte am fii ci réew mi koo xamante ne ndaanaan la kenn dootu ko présenté koo xamante ne dafa gëm boppam gëm liggéeyam bëgg li muy def mën sañse lool ñu xamee ko Djiby nuyu naa la. nuyu naa la Yacine kontaan naa lool di nuyu seen site bu baax bi macha allah di wax nag ndeysaan ñu ne info xaw ma ñu ne combien étoile la ñu wax. Étoile Info waaw Étoile Info yàlla mu doon ay Étoile Info yu bari te franchement di ñaan yàlla jàmm yàgg te yàlla musal ñu te yàlla yokkuñu di nuyu sénégalais yi ak sénégalaises yëpp di nuyu képp ku ñuy déglu. ci site bi di nuyu waa diaspora di nuyu soppe yi fans yi kilifa diine kilifa aada yi Yacine Ndiaye di leen nuyu kontaan ci yow. maa ngi lay ziar bu baax a baax di kontaan ci dalal bi ma la dalal tey fii ci sama ci émission sama étoile Djiby ngay def musique mandeng Djiby sénégalais nga wala malien nga wala soninke nga Djiby yow yaay kan. waaye Yacine may Djiby Dramé di doomu ndaanaan comme li may wax rek souvent ndey géwél bàyyi géwél ma mag ma ñetteel leen ma juddu nag sa kër ndaanaan Djiby Dramé sénégalais la comme Yacine ndax Tambacounda Sénégal la bokk Yacine man dëkk bu may juddoo muy Tambacounda foofu Carrefour la foofu lakk bu nekk mën nga ko dégg ndax soo deekee Tambacounda am na frontière Gambie am na frontière Mali macha allah ku lim juum am na frontière Guinée lakk bu nekk macha allah yàlla mën na la baaxee su dee intelligent mun nga ko dégg man foofu laa juddoo moo tax mais nag sama papa soninke la El Hadj Dembo Dramé jarul ma ko présenté parce que ñëpp xam nañ ko diggante waasu bu mu bokk muy soninke si Mandenk mu nag bàyyi fi empreinte lool si liggéeyam ndax nag doomu ndaanal la nag. te ku mu bokkal jamono ak génération xamee nañ ko ràññee nañu ko kooku yu Djiby Dramé sama yaay nag di Mandenk moo tax ma nekk polyvalent waaw su ma woyee soninke war naa woy parce que côté baay la su ma woyee bambara ak Mandenk ak xaasunke ak maninke ak soose côté yaay la waaw. ñu gis ne Sénégal ak monde entier dañuy consommer musique bi bu baax parce que dañ ko bëgg. ñu koy déglu di ko sentir Djiby lan mooy secret bi musique bi dangaa toog nii am inspiration bi wala danga ko donn carrément ci deret. waa judduwaale la ma Yacine parce que soo xoolee man sama kër maam laa juddoo 42 kilomètres de Tambacounda mi Koussanar kooku jur sama yaay mais sama kër maam lu muy wax ëtt bu ma juddoo foofu loo xalaat nag si musique Mandenk c'est instrument dama ko fekk si di kooxa di balafon di jëmbe di xalam di cuunjoon di loo xalaat daal si mandee mu ngi foofu Yacine man bu ma nekk xale man may sama premier set maam bu góor sama maam gëmuma woon saa su demee ay ngénte ay mariage macha allah daf may boot mais sama maam lu mu wëy si bëccëg rek guddi gi man wëy naa ko si clair de lune bi sama maam day toll si biir këram déglu sama baat jékki-jékki rek su ma ñëwee wax naa la lii bu waroo ko def waroo ko wax Yacine wëy bi noonu la commencé si man te naa la wax ne don la waaw don la dama judd kër wëykat yaroo fu ñuy wëyee ma jóg nag nar a wëy tey nag ñu ñëw kër Djiby Dramé ku xam Djiby xam ne première dame mi ngi fi first lady muy maman chérie di sa xarit di sa genn wàll tey Djiby ma bëggoon xam sa diggante ak maman chérie complicité bi ngeen am lan mooy secret bi. waaw sant yàlla rek xam lu ñuy wax rek ndeysaan am jabar sang la am borom kër sax tamit sang la ndax yàlla su leen boolee rek kenn ku nekk war nga muslu xaq mooy lan
kenn ku nekk nga fexe nga am si wéy wéy bi mooy lan ñu ne ma ak jëkkëram de ndeysaan wala ñu ne ay jabaram ndeysaan complicité bi du lenn amaa daf maa comprendre man na comprendre ko mu doon sama rakk mu doon njëkk si biir kër gi nag ndax suñu ñaari maam yi ñoo bokk ndek baay mu doon sama jigéen doon sama jabar doon sama rakk moom laa wax ma ne ko yàlla tere sax parce que doomu aadama yaa ngi dox yaa ngi dund on sait jamais dans la vie tey su ma amoon sax beneen jabar sax maman chérie njëkk la si biir kër gi waaw te mu doon jabar boo xam ne bu am yërmande si borom këram bu fonk borom këram di def wareefam quoi en tant que soxna waaw complicité boobu nag dafa war ndax ñaari ndaanan si biir kër moom mu nekk woykat man ma nekk woykat dama ko ne maman ma ne ko yow woykat nga mais d'abord sa premier fan sa borom kër la ndax man nag may daaneel moom sax boppam su toogee day ne man sama premier fan sama si sa woykat di sama jëkkër la kon nag yow loolu yàllaa koy def kon nañ ciy sant yàlla rek julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu waajur yi aussi ñi gën a góorgóorlu ndax nag ñaari ndaanaan nekk si kaw laal dóorandoo xëccandoo yombul yàlla rek moo ñuy suturaat te yàlla moo ñuy muslu te maa ngi ñaan yàlla musal ñu. Djiby ñu gis ne nga nekk artiste maman chérie nekk artiste yàlla boole leen ngeen di sëy donc loolu nan ngeen koy dundee ci biir kër gi ndax aar bi yombul daal surtout que bu la yàlla defalee macha allah ñëpp bëgg la nga am succès lool di liggéey mu neex ñëpp succès boobu est-ce que réellement yaa ngi sentir maman mu ngi koy mën a peser ci biir kër bi est-ce que succès bi mu ngi koy permettre moom muy taxaw di sëy comme ni jéeg war a sëyee ci biir kër. waaw su deful loolu mu jël ndàdde war na ko def sax. Yacine ndax nag lu may wax rek le boulot c'est le boulot liggéey la mais si su amee day sëy ndax macha allah sant yàlla bu mu ñëwee soo xoolee maman chérie ak âge am li mu ma ay doomam mu njaboot ci xale muy gérer këram di gérer borom këram di gérer carrière am kon nag gàcce nga laama jàmbaar la dama ne jigéen yi ay jàmbaar ngeen jigéen yi sëy benn sëy neexul pourquoi pas succès bi kenn ku ne da nga ñaan yàlla nga liggéey nga am ci preuve nga am ci recette parce que c'est le travail paye amaana su ko Sénégalais yi accepté ko macha allah Yacine aussi kenn dafa tulee xam nañu woy ñu déggul sax musique mandingue ñu déggul sax bambara ak soninke ak mama lu muy làkk mais suñu dégloo xool langage bi muy woy ñu xam ne kii woykat la sant yàlla succès bi man borom këram maa ko si jiitu d'abord maa ngi wax di waxaat éducation de base c'est important pour un artiste mooy lan Yacine ñu fexe ñu déglu conseil waajur yi ndax na dem si yàlla sama baay mu doon dund ba may dem débuter sama carrière dafa ma ne Djiby Dramé mu ne ma naam mu ne man maa la jiitu si ngéwél ma ne ko naam mu ne ma plateau yi maa la si jiitu dugg avion yi maa la si jiitu mu ne ma am gune soo nekkee si liggéey n'importe liggéey bu nga doon mu ne ma bul naagu Yacine yaa ngi may dégg bul wonewu mu ne ma bul xeebaate te nga wàccee sa bopp te bul rëy oyofal toll mu ne ko ah bon mu ne ma conseil mu ne jox ma si important mu ne ndax nag mu ne ko gis nga lii nii ba ngay génn nii jëpp ne ni Djiby Dramé nga ne ko léegi yaa téye asamaan bi yaa ngi lax sa bopp ci waxtaan ak man day waxtaan mel ni kii waxtaan ak moromam mu ne ko ba loolu nga ma wax mu ne ma loolu laa la wax mu ne ma ba pare nag dërëm ak million nga yamale ko mu nekk tey ku si gis ko la jox tey dërëm su yoree million su ma may la ko bu ko xeeb
ma ne ko dégg naa ko gis nga conseil yooyu Yacine ak yeneen yi xam ne loolu ku ko déglu je crois que succès warul laa jaaxal Yacine succès warul laa jaaxal yàlla mayee succès yàlla mii buur yàlla nee na soo wàccee sa bopp mu de la yëgal de. léegi Djiby yow ñu gis ne jamono ji femme yi nga xam ne ay artistes lañ nekk di sëy di divorcer amaane sax sëy yàlla moo koy tudd yàlla moo koy tas mais lan nga leen di conseiller parce que gis nañ ne Djiby ak Maman couple bu exemplaire la lan ngay conseiller femme mariée divorcée yi ci showbiz bi. waaw macha allah ñetti yoon. lu waral divorce yi bari yi yàlla ma yàlla baal parce que Yacine man nu ma koy gisee rek ci début bi la parce que il faut ñu waxante dëgg gis nga sooy labat commencement ñëwal naturellement nga wax ak moom dëgg nga jëfee dëgg jigéen bi aussi bi ngay gis di ko labat fexeel ko aussi jukko ba nga yor boobu noonu jukko ba débutant bi nga woon ko carrément man je suis comme ça ngeen dund quelques jours wala quelques mois peut-être sax ñu ne quelques années kenn ku nekk xam kan mooy moromam ngeen def essayage kenn ku nekk xam parent xale bu góor bi xam parent xale bu jigéen bi aussi ñiy dund loo xam ne c'est si dëgg la lal lalul si lenn xam fu ma waxee mais tey ku mel ni Djiby Dramé parce que man exemple chaque jour ma laa ko jëlee ndax su ma ñëwee tàkk si commencement mi ma ñëw d'abord si sama solin ma changé ko ma ñëw si yow lu ma denc pendant 5 ans 6 ans benn fan wala si mois boobu ma won ko man won la carrément je suis comme ça kooku ne da xale bi jigéen ma tebbi naa as ay sama Djiby Dramé bi xoolal ban oto la gaare fekk arab luyee nga oto ba. donc mën nañu wax loolu yëpp ci base bi la. ci base bi la nga ñëw di distribuer di won jigéen bi loo xam ne c'est pas toi exemple laa la jox de exemple jigéen bi ñëw fekk moom am na keneen koo xam ne ndeysaan yàgg na ak moom. est-ce que yaa ngi dégg wax bi. c'est trop important li ngay wax. yàgg na ak moom yow nga ñëw rek nga xëpp ko xaalis ba. mu ne waajaa ngi nii mu fàtte ni kooku ku góor kooku ne mu ànd ak moom pendant 5 ans 6 ans koo xam ne ñu ngi jóg di daanu mun teg ko ba ni tege ñëw si yow nag mu dugg ak yow sama rakala macha allah nga ne ko waajaa ngi nii. trahi nga kooku te kooku xamoon ni kooku jom bu mu am. ak fulla bu mu am ak yërmande bu mu am nga dugg ci borom débutant bi. mu mel ni temps yi xaalis bi bari na lool ci sëy yi ñu ngi fiy gis ay différents dot 5 millions 7 millions 10 ba 30 ñooñu lan nga leen di conseiller. Yacine jigéen jar na sax ba 200 millions jigéen jar na 1 milliard jigéen ñooy suñu yaay jigéen mooy suñu jabar. jigéen ñoo suñu jigéen soo aayee sax tour de famille gisoo jigéen bu yóbboo nga plier ses baffles woykat bi nga croiser les bras jigéen fu mu nekkul neexul jigéen moo ñuy sagal jigéen moo ñuy yiir kenn du yet foo leen nekkul neexul foo leen toogul neexul foo leen participer wul neexul. man Djiby Dramé demee fonk jigéen yi di gërëm jigéen yi ndaxte man sama début carrière ba léegi jigéen ñoo ma sagal jigéen jar na milliard 30 millions yooyu aka tuuti nañu yokk
ku am mun a teral sa jabar tabaarkalla macha allah te nga bëgg ko mu bëgg la ngir yàlla tax de ngir yàlla tax su dee denc nga milliard jox ko teral ko mais na man dama wax bu rëy Yacine man képp ko bëgg sa yaare da nga bëgg sa jabar. gis naa loolu Djiby da nga fonk jigéen dama ciy sentiraale ni nga fonkee sa jabar ndax tey jii damay waxtaan ak ku sori ci man muy sama xarit di sama doomu ndey di sa xarit muy Awa Sow mu ne ma Djiby yaa ngi jëm ci ku teral ay waajuram yaa ngi jëm ci ku fonk ay waajuram yaa ngi jëm ci koo xamante ne daanaka li mu am balaa muy servir boppam ay waajuram la njëkk a jëndal kër ñu dëkk te Djiby man loolu dama ko déggul fenn daal moo ma jaaxal. waaw Yacine man j'ai erreur que tey nga war a teral sa yaay sa wala sa papa nga woo ku mel ni Yacine caméra yi tiim la nga ànd ak sabar ak bongo yi ànd ak Djiby Dramé di la gunge sama yaay laa war a jox billet màkk Yacine cay àdduna moo am ci réew mi fi mu toll nii. Yacine am na ku teral waajuram yi ku teral papam ak yaayam teral ay jigéenam fekk wanewu ko génnul si YouTube génnul si internet fasoloo ko juróom-ñeenti weer dund wala mbaade jigéen bu la defal loolu kooku mënoo ko fay man de gërëm naa sama baay te dinaa ko sant ndax man ni père de famille la papa lu mu sonnee si doom yaay lu mu sonnee si doom nga toll xam ne tabaarkalla macha allah yàlla teral la nga war lan teral nga ne ko déet man sama papa bu ma doon sama yaay ma doon jur ah ak sama papa macha allah muy sama papa xaaral su ma koy taral il faut caméra bi tim ma man la c'est pas l'appel mun nga soo joxee sa yaay milliard jox ko million wala jox ko sa papa milliard million yóbbu ko at bu nekk Makka di tabaxal ko sax kër urus wala kër jamaa munoo fay see waajur munoo fay see waajur Djiby Dramé bëgg naa yaayam bëgg na papam wareef la bëgg na ay rakkam bëgg na ay jigéenam bëgg na ay rakkam bu góor wareef la. Djiby comme niñ ko xamee chaque année da ngay def nuit du bazar nuit du bazar ñëpp xam nañ ko adduna bi Sénégal fu nekk la nit di jóge di wuy si Djiby Dramé lan moo la inspiré à ce que ngay def nuit du bazar. waa nuit du bazar comme d'habitude rek ni may wax rek je consomme la musique mandingue ñun suñu woy dafa méngoo ak suñu solin suñu tenue de travail la dem ko fekk suñu maam yi ñuy suñuy dem géew dañuy sol lu yëw ma xam ne lii suñu tradition la te lii ñoo ko moom consommation locale la pourquoi pas nu ma ko fësal sama dëkk am na nag sama kër maam Mali nuit du bazin mais ma indi ko Sénégal bu ma ko indee en 2005 Sénégal la ñuy gën a xam lan mooy musique mandingue d'abord xamoon nañ ko mais ñi ma gën leen ñaaxaat sama culture te bu ma ko indee nuit du bazin xanaa mbas bi moo tax ren amul mais nuit du bazin su amee law la cat waxuma sax ku dégg bambara ak saraxule wala soose wala mankaañ olof fii sax alpulaar yi ñooy yàkkamti nuit du bazin. est-ce que nuit du bazin ku ne xam na ne organisation nuit du bazin warul yomb ndax qualité nga fay fekk est-ce que gouvernement bi réellement ñoom ñu ngi joxe seen apport ci nuit du bazin est-ce que bu nuit du bazin jotee ñu ngi lay soutenir. waaw xam nga kenn ku nekk am nga see soppe ci gouvernement bi kenn ku nekk am nga ñu lay bëggee Sénégal nag mun la wax benn bopp la kenn mën koo xaar ñaan ñun ñëpp ko yem. culture la doom sénégalais la su ma ayee sama xew sama bés xam ne du bés bu ndaw bés bu rëy la te demee fësal sama dëkk demee promouvoir sama dëkk muy Sénégal suñu ma jàppalewul seen bopp lañu jàppalewul suñu ma jàppalee seen bopp lañu jàppale. est-ce que yaa ngi ciy sentir sa bopp bu baax.
waaw xam nga nit du Bazin mu nekk am na sansam nit du Bazin mu nekk am na sansam déggul ma la wax kenn ku nekk am nga say soppi si gouvernement bi man kenn ku nekk am nga say soppi si journaliste yi. kuy sa soppi si journaliste yi. Yacine te nga bokk si nga bokk man si journaliste yëpp samay xarit la ñu mais bés ni ko tey Yacine yow soo nekkul si premier doo nekk deuxième. ah loolu moom leer na Djiby man maay xaritam étoile info mooy këram dëgg du neex. di wax ne law la cat nit du Bazin su jotee ñuy dimbale bari nañu askan bu ma bokk duma leen bàyyi ginnaaw de ndax nag ñoo ma dooleel balaa jàmbur yi ñëw sama waaso ñoo ma njëkk a dooleel may ma fit ba ma ñeme Sorano en 2005 kenn xamuma Sénégal xamul Djiby Dramé génnuma écran am journaliste si tiiw muma lu waral loolu sama waaso ma jàppale ba ma génnee si écran jàmbur yi doog a ñëw jàmbur bu ñuy ñëwee tabaarkalla sama waaso xajal leen kenn du ñoom. Djiby ñu nekk ci 2020 bi ku ne xam ne ku wax 2020 wax Covid ñu dund confinement pendant 7 mois mu metti lool nag artistes yëpp di jooy ñenn ñi nee nañ instant bi amatuñu sax lu ñu fayee seen location parce que metti na ndax mënatuñu liggéey mënatuñu bouger Djiby ñu jékki-jékki gis la nga génn ñaari clip yu am doole ay clip yoo xam te ne maanaam valeur nga ci def ku xool clip bi xam ne defoo ci ay weccet millions yu bari nga def ci clip ma bëgg xam lan mooy secret bi ndax Djiby ñi ñaa ngi jooy xaalis yow nga génnee ak doole bu mag ci période Covid bi. waaw xam nga Covid bi dañ ne balal bi yàlla wàccee te du Sénégal kese la laal dinaa ne monde entier soo xoolee période bi ñuy toog sax di waxtaan Paris mu ngi confiné wu yeneen dëkk yi xam ne ndeysaan ku dul Paris sax ñu ngi confiné wu te chaque jour nga dégg ne combien de cas te suñu doomu Sénégal ñu ngi foofu ba léegi ñu ngi si mbas bi ba léegi danaa ne jeexul ndax ñun suñu nekkee si jàmm suñu doomu diaspora bi nekkul si jàmm dafa mel ne mbas bi jeexul ba léegi Yacine mu métti lool 7 mois ba 8 mois ba bu ñu toll nii métti na torop amaana ku njëkkul yuuxu rek mais ñi santee ko yàlla. mais yow yuuxuwoo de non yuuxuwoo macha allah laf ca. Yacine maa ngi ñëw ñi santee ko yàlla mais gis nga Yacine ñun dëkk bu ñu nekk muy dëkk sutura Afrique la ñu nekk soo gisee doomu africain soo ko séenee da nga fa ne jeexul dara mbubam bii mun na ko fóot paase ko parfumé ko romb day ne kii jeexalul dara parce que ñun sag la ñuy dundee ak sutura diggante ak sa jabar sax su amul sutura neexul diggante ñu ngay liggéeyal su amul sutura neexul fopp foo mu nekk amul sutura neexul yàlla ngeen loolu sutura te yàlla musal ñu Yacine ñun si sutura la ñuy dundee Covid bi mu amee wax nga dëgg def naa ñaari clip yoo xam ne ku ko séen ñu ne Djiby Dramé jooyul épidémie bi xamul waral loolu soppi yoo xam ne ndeysaan pendant combien d'années yaa ngi leen bégal nga jékki-jékki rek yàlla indi lu mu war a indi teg la sa kaw ñuy confiné wu nekk seen biir néeg mënuñu génn ñu ngi stressé wu amaana ndeysaan bëgg nañ gis Djiby Dramé bëgg ñu ko gis ndax événement amul premier au 30 ñu ngi taal seen télé macha allah concert amul ngente amul mariage amul Yacine looy def te yàlla da laa def loo xam ne ndeysaan pour nga bëggal nit ñi say soppee toog di courager les bras ñu lay woo téléphone Djiby Dramé ay yow lii massa wala yow nga massa wala ñoo lay massa Yacine pour ma faire leen plaisir lu ma amul ak lu ma yoro yëpp
ma béggal leen génne leen loo xam ne ndeysaan suñu taalee télé bi wala taale YouTube ba suñu see ñu ne ma ay waay suñu woykat bi xool ñuy sagalati Yacine dencuma million yoruma million xam lan laa def sutura sat pour béggal sama soppe yi. loolu aussi dafa am solo parce que dara du ñëw rek yow nga toog benn place na yàlla moo ñu ko teg dañuy tëdd liggéey boobu nga liggéey daf ci am solo te ñu ngi xaar album bi nag Sénégal xaar leen album bi mais album bi ñaata titre la. album bi est-ce que daf ma 12 titres. loolu am na doole de Djiby. def naa 12 titres macha allah soo xoolee 12 titres yooyu fu mu faar la de macha allah parce que. La musique mandingue c'est polyvalent am na reggae am na jazz am na funaana am na funki lu xale di wax. cam dëgg du neex parce que man li ma gëm ci yow mooy da nga polyvalent bu ñuy xool Djiby fii Djiby génn na feneen moo tax ma gis la nga changer tuuti si sa musique nga def afrobeat. lan moo la inspiré ci loolu quoi daf lay neex parfois ngay changer te dama gis ne mandeng bi danga yow yaay ku am fit génnee musique afrobeat ci quoi. waaw mais loolu dafa yàgg si mandeng nag Yacine xëy na da ngaa miinul mandeng rek Yacine. musique moo tax ma bëgg nag nga ñamal ma ci tuuti nag bi dëgg neexul. angandia Yacine si tama wala pekidia. Angandia ni kara nyama kala ye kidia Yacine angandia ni kara journaliste ye kidia ne kombaluma angandia le angandia sitema wala bekidia gin angandia dia bekidia oh angandia sitema wala bekidia. mais loolu foor na Djiby wàcc na plateau bi ba zéro dëgg du neex lii nag bettuñu ci yow ndax foo dem toj fa foo nekk mu deex ñu nekk ci loo xamante ne actualité la ñëpp a ngi koy jooy mu metti lool ci Sénégal muy immigration bi xale yi di dugg ci gaal gi metti na feebar bi am fan yi ci géej gi Djiby est-ce que am nga yow mbokk boo xamante ne soit jaare na ci gaal gi wala mës na jaare ci gaal gi. xam nga Yacine loolu soo wax rek dañ si waslu ak ndax site internet la ñu nekk Djiby Dramé wax ni te wax dee law te wax dee dem suba gannaaw suba nga sóoraale lu bari ndax ñuy dem si gaal gi condition ñoo tax ñuy dem si gaal amaana lu ñu bëgg fii amuñu ko amaana lu ñuy wut amuñu ko amaana jom moo leen tax ñuy bëgg a dem. teral seen bopp teral seen waajur aussi ñi gis seen nawle yi lu ñuy nekkee foofu te wax la ñu nekk fii dëgg amana ñuy dem Yacine ñu nekk Europe difficulté bu ñuy am ak métit bu ñuy am ñu nekk si bitim réew laa wax de Europe woo Amérique woo London woo exemple Suède et cetera difficulté bu li ñuy am foofu ñi fexe ñu wax ñi nekk Afrique. ñu leeral xale yi bu baax. ñu leeral xale yi xam nga ndeysaan dama gis benn site internet yeneen saa damay jékki-jékki rek di xool YouTube bi ma gis nañu nekk si bateau bi am na xale yi ne texe nañu ex na ñu ngi dem Espagne texe nañu. moo boobu dama ko dégg rek sama yaram dafa daw parce que dañoo foog ne ñoom suñu demee rek ba ñuy dugg Espagne wala dugg Paris exemple dañuy dem bale xaalis wala ratu xaalis ay Yacine suñu xamoon Yacine dama la jox benn exemple si man bopp man sa bopp man sama papa def na immigré na ñaari yoon bi laa nekk xale bu góor ma ne ko papa ma ne ko lu tax doo ma fa yóbbu Europe saa su ma ko waxee yóbbu ma sama papa bloqué wax bi te mu ngi si dëgg maa ngi si fen saa su ma waxee daf may bloqué fekk ma nekkoon ku tuuti gis naa daal moom mi ngi France
man bëgg naa dem Paris mais saa su ma ko jotee téléphone na papa kañ laay ñëw mu wax ma leneen. parce que xam na li fa ne. ba mu ñëwee mere naa ko pendant 2 mois 3 mois ma ne ko pourquoi kii dama yóbbu Yacine man nag sama lal nit it ak waajuram Yacine yàlla bu ma doon teral ba may dem Europe premier jour deuxième jour troisième jour ma dajak sama papa Paris dama jël sama ñaar loxo boot ginnaaw ma ne ko papa baal maax sama premier voyage mu ne ma lan la mu ne ma ne ko ndekete man meroon naa la méttituloon naa lu tax indoo ma Europe ndekete yow lii nga ma doon bañal ndaxte bu ma egsee j'ai des amis d'enfants samay xarit nit ñu ma foo wandoo ñu may seet si ma waxtaan ak ñoom ñuy wax seen histoire di wax seen jaar-jaar wax seen métit wax ni ñoom tey ñun teranga bu ñu yàlla may ak tuuti tey Afrique ñoom suñ ko amoon du ñu jël sax bateau wala avion pour ñëw seen doole ndax suñu fayeku imagine toi que soo fayeku tey 1500 euros exemple laa jox wala 2000 euros exemple laa lay jox soo xoolee seen taxi nga xool seen dépense yi Yacine doo desee dara sutura yàlla moo la fiy bàyyi Yacine ku mel ni Djiby Dramé mi ngi Ndakaaru wala mi ngi village ba yónnee ma lii am naa tel xew diw feebar na diw dee na diw am na problème Yacine sa fet noom waa ngay ropet Yacine loo dese dara est-ce que ñu nekk diaspora ñu war nañ leen gërëm de leen sant ay Yacine ko la jox 1 euro gërëm ko Yacine man su ma jógee voyage su ma ñëwee Yacine soo ma ñëwee pour jàkkal ak man Yacine sama 1 euro du ma la ko jox ndax lu ma koy amee la Yacine wax bu dee laa lay wax nii gis nga ñu nekk bitim réew ay way nañ leen wëy ñoo jara wëy Yacine ñoo war a tàgg Yacine ñoo góorgóorlu Yacine ñoo am jom ay jàmbaar lañu man lu mën a wax rek mooy lan ñuy dem si bateau yi jom moo leen war a yóbbu mais nag ñi nekk foofu nañuy fexee wax leen dëgg mais dëgg naa aussi ñi nekk foofu dañ leen wax dëgg mais duñ leen dëgglu dañ leen lu tax yow nga nekk foofu Yacine yow fu ngay féetee nag. xanaa ñu jéem leen a ñaan rek te ñaan yàlla soppi leen ñu xalaat leneen. ñii dem ñi nekk foofu su leen woowee yéen xamoo leen lii moo fa nekk da yow lu tax yow nga nekk fa tontu ba loolu lañ lay tontu xam nga mais aussi ñi nekk foofu ñoom aussi du ñu wax dëgg ñi nekk fii. voilà c'était juste Djiby Dramé fii ci biir Sama Étoile ñu leen di jox dig daje semaine prochaine ak beneen daanaan bu leen fàttee abonné bës cloche teng foofa toj au revoir.